jërë ngeen jëf seen internet yi ñuy suivre ci www.baoltimes.com te kontaan la ñu amateur retrouvé tey ci spécial ndewenal du jour Korité tey ñu dalal ki nga xamante ne mooy Doudou Baye kenn du ko présenté fii ci région de Diourbel Doudou Baye ginnaaw bi ñu ñëwee tey sa Baol Times TV ginnaaw bi génnee ci koor gi tey ñu wari nan la Doudou Baye wooree ak nan la wooree ba pare ak ginnaaw boo nuyoo ak téléspectateur ba pare. asalaamaaleykum mbokku Sénégal gannaaw ba nu sant yàlla julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñuy def mooy nuyu kilifa diine yi aada yi di wax ne tey sawar nañ ñëw ci spécial Korité parce que jàpp naa à travers Baol Times tey dina permettre ñu mën a baalu ñëpp àq ñi nga xamante ne tey mënoo leen a fekk fi ñu dëkk nga baalu leen àq wala nga mën leen a woo téléphone baalu leen àq mais à travers Baol Times jàpp naa ne dinañ ci mën a baalu képp koo xamante ne rek yaa ngi suivre Baol Times di la wax ne ñu ngi lay baalu àq di la baal àq di ñaan yàlla ci weeru koor wi nga xamante ne fanweeri fan la ñu woor ko ñu ngi ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla woor ko ci yàlla na ko borom bi nangu képp ku ci amoon tiis yàlla na ko yàlla saafaraal lu ci waay bëgg te mu jig la yàlla na ko suñ borom jox yàlla yokku ñu yokku leen sàmm ñu sàmm leen ci darajay Seydina Muhammad ci barki sama sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Lamine noonu laay nuyee képp koo xamante ne yaa ngi ci njaareem gii nga xamante ne fi laa juddoo màgge fi di nuyu Sénégal gi yëpp ak en travers fu Baol Times yem rek jàpp naa ne maa ngi fay taataan di fa yóbbu sama kàddu. jërëjëf Doudou Baye ginnaaw yow bi kàddu nuyoo yu jàllee tey ñu gis la si ginnaaw Dame Diop. si ban anam la Doudou Baye di liggéey ak Dame Diop ndax Doudou Baye dafa yor tey mouvement wala yow da ngay jàppale Dame Diop en solo. waaw comme dañ ne spécial Korité. chaque jour dama koy wax. bon donc am na ñoo xam Doudou Baye lañ xam. parce que loolu mooy surnom bi. mais li ci ëpp solo mooy man Doudou Danso laa tudd. Doudou Danso. donc li may njëkk a def mooy. damay sant yàlla bu baax. encore yàlla bi ñu mayee ñu defoon ko daaw. ci seen Korité yàlla may ñu fekke waat ren. li ñuy def Mouhamadou Lamine mooy. kañ borom bi. maanaam sant ko bu wér. bi mu ñu mayee kattan. ñu woor weer mu may ñu fekke Korité. ñu ngi ci sant yàlla bu baax. di wax ne rek comme question bi nga posé. mooy monsieur le ministre Dame Diop. yàlla dogal na bi ñuy ànd mouvement bi mu ñuy wax M3D la ñu àndee. mooy mouvement démocrate pour le développement de Diourbel. accompagner le ministre Dame. fii nga xamante ne mooy ci localité Diourbel. donc loolu mooy noonu la ñu àndee ak le ministre. cuguñu ci di ci liggéey. donc di fexe mouvement bi yaatu. pour rek ñu mën a def li nga xamante ne mooy liggéey bi. di wax ne li nga xamante ne moom la ñu nekk. mooy ci mouvement bi li ma ciy def comme tudd nañ ko. damay nuyu maanaam responsable yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bu ne. parce que boo xoolee au niveau de Thiano Kandji mën naa ne la soo demee Camp de Gare am nañ fa maire Abi Konaté responsable femme la foofu ci ñun di ñu jàppale. boo wàccee
ñëw sànd course kooku sa mag la Marème Diagne donc di lépp ci man bu ñu wàccee sànd course ñëw Grand Diourbel am na femme bu ñu fay wax soxna Ami Gaye moo ñu nekkal Grand Diourbel boo jàllee Grand Diourbel jëm Cité Basse am na ku ñuy wax soxna Abissi moo ñu fa nekkal nga daal di wàcc Demba Wele soo ñëwee Demba Wele am na ku ñuy wax Ndey Awa Mbay moo ñu fa nekkal boo jàllee dem Seeseen donc jàpp naa loolu mooy Thierno Kandji am na responsable femme bu ñuy wax Ngone Fall moo ñu fa nekkal donc di wax ne daal ñooñu kenn ku nekk maa ngi lay fekk fi nga nekk di la nuyu sa tur ak sa sant di wax ne it lii nga xamante ne am na solo mooy lan mooy jàpp nañ ne boobu ba léegi ñu ngi ànd di liggéey bu am solo moo tax ma ne ñoom laay teg loxo bi nuyoo bi seen loxo ñu jàllaleel ko macha allah Doudou kon jàpp nañ ne mouvement bi wër na gox-goxaat yi nekk ci diwaanu Njaaréem yëpp ndax mën nañ xam depuis ngeen teg mouvement boobu pare lan la fi mouvement bi liggéeyagum ci wàllu def wàllu lu mu mën a doon ci ngir dooleel ku mu mën a doon lu mel ni ki daam wala dal ci ban activité la mouvement bi yëngagum waaw mouvement bi ci li mu yëngu baax na parce que li tax ma jàpp ne depuis ñu créé mouvement bi boobu ba léegi yàlla dogal na ñuy accompagner ay nit bi ñuy accompagner ay nit mooy ci formation bi parce que dañuy doon def ay formation former nañ leen accompagner leen donc am suivi bi di dund ci loolu kon am na loo xamante ne nit moom moo ko war a xam nit nag li mu war a xam leen rek la mooy Njaaréem yaatuwut ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay di wax ne li ci ëpp solo mooy mouvement bi daal ci li muy dox mooy développement donc am na social partout yu ñu def donc mais xam nga en politique li ci ëpp solo mooy defal mais boo toogee di wax li nga def jàpp naa dafay nekk loo xamante ne nit ñi mën nañ cee jàpp ne da nga ciy jéem a wane sa bopp mais daal li may xam Mouhamadou Lamine mooy dama ne li ci ëpp solo te nit ñi laa koy wax ñu koy dégg mooy politique njariñ la surtout njariñ nag du caagi ne boo joxee nit ki rek moom nga amal njariñ nit ki boo ko wuteelee liggéey wala quelque chose yu mel noonu yooyu yëpp njariñ la di wax daal ne mouvement bi ñu ngi ci di jàppale monsieur le ministre Dame Diop te it xaddiwuñ ci waaw xaddiwuñ ci reculé wuñ ci it mais comme dañoo génn ci koor ne woon ci koor génn ci koor donc jàpp naa ne effort yéen doon def ci biir koor gi dañ koy doubler. voilà yaakaar naa ne loolu leer na waaye tey dañuy dellusiwaat ci Dame Diop ba léegi yaakaar naa ne wàllu politique ci Sénégal rawatina ci diwaanu Njaaréem kenn du la ci maanaam wax loo ci xamut. li nga ci xam bari na tey ci ñi nga xamante ne mooy mbërët ñi nga xam ne ñoo wër Dame lëkkaloog moom ñu mel ni que docteur Soumaré comment dirais-je Pape Abdou Fall. ñooñu ban appréciation nga am ci ñoom ci lëkkaloo nga xamante ne xëy na ñu ngi koy liggéeyal ak Dame ginnaaw yow yaa ngi ci mouvement taxaw pour jàppale Dame. waaw comme ni ma koy waxee Mouhamadou Lamine xam nga man Dame lay jàppale. te jàppale bi may jàppale Dame. gëm naa ne loolu am na ci man. te it li ma jàpp mooy. ñi nga tudd léegi dama ci profité di gërëm bu baax Pape Modou Fall parce que en travers le ministre Dame Diop mi nga xamante ne yàlla dogal na mu nekk directeur de l'emploi am bu ñu santee ministre dañ koy sant moom parce que en travers ci direction jàpp nañ ne lépp koo xamante ne nit nekk na ci loo xamante ne mu ngi ci di liggéey li ñu war a def mooy
apprécier ci li muy def su dëgg rek neexee Pape Modou Fall su ma ko waxee jàpp naa ne nekk la xam nga lan la mooy Pape Modou Fall day liggéey te li muy liggéey it jàpp naa ne njaareem gis nañ ko donc parce que entreprise yu bari fii njaareem directeur de l'emploi fexe na ba ñu xam yoon wi kon donc li ñuy def au passage di nuyu le directeur de l'emploi Pape Modou Fall di ko sant par rapport ak li nga xamante ne moom lay liggéey. kon daal maanaam su ma comprendre mën nañ jàpp ne yow Pape Modou Fall daal nga mën a teg sa loxo ne gëm nga ne moom mu ngi liggéey te mu ngi jàppale Dame bu baax. waaw non xam nga Pape Modou Fall man li mu def rek laa wax parce que jàpp naa ne comme ni ma la ko waxee tout à l'heure mooy Pape Modou Fall li nga xamante ne moom la ko Dame dénk jàpp naa ne mu ngi ciy def li mu war a def parce que tey boo xoolee mën naa ne région yu bari Pape Modou Fall tijji na fa SICOM ak maison des femmes donc pour jege askan wi pour xool parce que tey bu njëkk da nga daan dem Dakar pour nga déposer mais léegi dëkk boo nekk mën ngaa déposer donc c'est CV pour mu mën a yegg fi mu jëm donc mooy li ñuy wax rek ci àdduna li ci ëpp solo mooy nit ñi ñu ngi jóg mais Pape Modou Fall li muy liggéey askan wi rafetlu nañ ko donc au passage di nuyu Soumaré docteur donc moom it aussi tout récemment woote nañ fii benn ndaje au niveau de Thierno Kandji pour ñu daje ñu ñëpp autour de l'essentiel donc pour lépp loo xamante ne gën na ci ñun ñu nekk ci bi yàlla dogalee aussi ñu daje ñu saafanto mais nangu na ne man Dame laay jàppale parce que loolu wàññiwul suñu diggante dara parce que ki yàlla di teg ci mairie bi ëllëg suñu borom moo ko xam su ma sañoon nag mu nekk Dame te ñaan naa yàlla mu nekk ko parce que nit boo koy jàppalee da ngay ñaan yàlla moom Dame donc moo tax ma ne yàlla mi nga xamante ne Mouhamadou Lamine dara teewu ko ñu ngi ñaan yàlla def Dame jël mairie bi dëgg la yàlla def Dame jël mairie bi loolu nga wax mais nga yaakaar ne tey leader APR yi fi nekk lu demee ni ki Soumaré Moustapha Gueye booloo ba ñu waroon am dëgg te amuñu ko nga yaakaar ne loolu du leen affaiblir tey bu ñu xëyoon xëy dem ci élection locale yooyu noonu parce que nag ñëpp d'accord na ne mbooloo mooy doole te ku nekk xam na ne maire fi nekk liggéey na ci base ak gox-goxaat yi nga xamante ne nii su booloo su amul réellement pour ñu daan ko fi mën naa bañ a yomb te gis nañ ne réellement booloo boobu amul au niveau de APR li fi am donc ban jàngat nga am ci loolu noonu gisoo ne booloo boobu mooy seen doole tey. waaw xam nga Mouhamadou Lamine benn mbir am na ñàkk xam li mu war a bari na mais tey buñ ko tegee ci yoon njaareem ñaari candidat rek la war na am muy Dame Diop Malick Fall su la neex nga laaj ma wala ma détaillé la ko non loolu kay laaj bi nga xam lan moo waral tey mu waroon am ñaari candidat yooyu noonu parce que Malick mooy actuellement le candidat sortant mooy nag le maire sortant waaw kan la war a dajeel le ministre de la République qui est le ministre de la République c'est Dame Diop ma indi la ko ci confiance bi nga xamante ne président Macky Sall jox na ko effectivement mooy dañoo dem remaniement ministériel nit ñi ne Dame dina wàcc ak du wàcc mooy leen Dame du wàcc parce que li tax Dame du wàcc mooy ku xam Dame xam lancé bi mu nekk xam ne Dame mu ngi liggéey Dame li muy liggéey nekk la mais tey soo xoolee candidat yi ñaar ñii rek la war a nekk Diourbel muy Malick Fall Dame Diop ñi si des ñëpp boo leen xoolee leen rek laa lay wax mu Lamine mooy dëgg neexul nag c'est que su ma ko waxee dañ naan non da nga farak Dame mais ñaari candidat moom laa jàpp ne ñoo fi war a nekk mais nga yaakaar tamit parce que xamuta soo xoolee ñi fi nekk ñëpp Malick Fall moo ci nekk
koo xamante ne population bi ko fal fii. mais ñi fi nekk ñëpp ngay wax candidat. Macky Sall leen fal. c'est vrai. ñoom ñëpp daa may seen njiit foofa. ndax mooy ministre de la mais tey nga yaakaar ne tey mënuñoo dem ba ci échéance yi APR teg keneen ci boppu njaareem ne ko moom mooy dem candidature 100% que mu nekk Dame. non lu mënul nekk li ngay xalaat nii. bu yóbboo nga teg ko suuf te xam ne wax ju yàqu la. mais ñeneen ñi fi nekk yeneen leader yi fi nekk. ñoom ñaari candidat fi am Lamine encore une fois. il faut pas insister mais bul fàtte ne ambition yi Malick Fall la Dame Diop gis nga. loolu amul ay ambition. ay amateur lañ. en tout cas loolu Doudou Baye mën na jàpp ne loolu xëy na sa xalaat la mais ñoom seen bopp jàpp nañ ne ëllëg APR mën na leen tànn ñun taxawal gox bi nii pour dem élection maire. non mais bu doon loolu Macky Sall du tànn Dame def ko ministre da koo def ministre te benn jour rek Macky dagg réew mi. ku nekk xamatoo foo jëm. muy indiwaat doomu njaareem bi. muy Dame Diop. ne ko j'ai confiance à vous. ba pare bi mu la may waatee Dame. ñaata nomination la fi Dame indi. bëri na mais au cas échéant tey bu Macky Sall tey ne woon supposons tey Moustapha Gueye laa jiital ci bopp bi fii pour ñoom élection maire ndax di nga pare pour rallier si Moustapha Gueye. même Moustapha boo ko waxoon loolu du ko nangu. maa Moustapha soo ko waxoon ne ko kaay nekk candidat bi du ko nangu. mais non lan moo tax du ko nangu te Moustapha Gueye di dox ci ngir nekk maire Diourbel ñëpp xam nañ ne ay action mag léppam mu ngi jëm ci ngir nekk maire Diourbel. waaw xam nga comme. kon lan moo tax bu ne buñ ko jëlee ne ko moom moo war a nekk candidat bi du ko nangu. non xam nga politique dafa am ay contexte. si on parle de politique laa lay wax. c'est-à-dire far nag neex na quoi parce que boo faree wax li nga xamante ne moom nga sentir. mais su fekkee ne dëgg moo tax ñuy wax. tey man. su ma neexee man mën naa nekk exemple candidat. parce que mën naa ne bokkuma APR. mais képp koo xamante ne APRiste nga. Macky Sall. Dame la teg muy nekk sa ministre. dëgg la. te nag contexte politique bi ñu nekk. ñaar mooy nekk. gis nga dañuy wax li leen daloon 2014 dootul amaat de. parce que li leen daloon 2014 booba Dame ñu ànd naag ñu mu àndul toon. man 2014 ànd moo nag APR. te it farlu ma woon APR. man encore une fois man Dame Diop laay jàppale. maa bëgg. population Sénégal bi yëpp xam ko Dame Diop laay jàppale. mais tey nga jàpp ne tey suba la ñuy dem élection locale yi jàpp ngeen ne pare ngeen mën a jël maire bi yéen. man li ma joog. bu ma ko sulee ñoo xam ne man rek war naa mën a jël maire bi. man rek. mais da ngaa lim ay gox yu doy waar yoo xam ne dafa am ay lieutenant yu mag yoo xam ne dañ fay teewal Malick Fall. mais xam nga Mouhamadou Lamine. sànq wax naa la ne Thierno Kandji. ñaata responsable femme laa la fa wàññal. bari na. ci gox bu nekk am naa fa responsable femme. à travers nuyu naa leen léegi. loolu ma gas di ko suul. li naan fa mag di làq nelam xelu ko nekk fa mu fees. mais xam nga tey loolu macha allah li nga wax dëgg la mais bul fàtte ni du Doudou Dasso moom mooy dem élection maire. Dame Diop mooy dem ndax Dame liggéey na tey ci population bi loo xamante ne tey bu ñu xëyoon xëy war a dem élection tey population bi dañu am confiance ci moom ngir dénk ko mairie bi côté boobu laay waxee man. mais Dame wax naa la ko le ministre il a beaucoup travaillé c'est-à-dire xam nga dafa am loo xamante ne taxul dëkk dem. dëkk am na loo xamante yóbbuwul dëkk. dëkk liggéey ko yóbbu dëkk ak yelwaan du ko yóbbu. yelwaan. yóbbuwul dëkk fenn. dëkk xam-xam ak liggéey ko yóbbu. ambition. c'est-à-dire nag boo bëggee dégg dëgg rek te yàlla tax. mooy état mooy defar dëkk. état mooy defar dëkk. ñun soo xoolee suñu recette municipale bii li ñu am as néew. gars yi ceeb ak diwlin lañ koy jëndee parce que salaire lañ koy fay. ñu retourné waat zéro. kon yow su ma déggee sa wax da ngaa bokk ci ñi gëm ni maire bu àndut ak état rek état du la jàppale ngir nga defal sa dëkk. non mais bu toon loolu kon dëkk bi du xaw a defaru. kon jàppoon li fi état def. li fi état def. bu fekkoon ne maire bi àndoon ak état di. dëgg la mais kon su biir wax damaa dégg su ma déggee dafa mel ni da ngaa gëm ni tey bu Dame jëloon maire bi tey ci lay état di gën a dugal loxoom ci diwaanu Ndiarème ngir mu gën a développé. mais état Dame Diop ko fi représenté. maam su rombee gouverneur bi fii fanaan. Dame ci ñëwee mooy président dëkk bi.
voilà. te it su Macky di bu Macky bëggee ku ko rendre compte daam lay laaj. ndax day ñëw ba fi di laaj maire bi. wala muy laaj gouverneur. day bàyyi ba mercredi mu dem conseil des ministres. mu ne ko waaju baax. njaaram de léegi-léegi mu ne ko léegi-léegi fa am. problème bi mooy barigo. bu def dara. ak bu defut dara mënuñoo yem. boo dóoree ci mbarsal ba def dara ba ngay dégg mu naan kalang lang. yaa ma dégg ba duy ndox mi mu nga naan wala di dem. su ko defee ne loolu mooy permettre. su ëllëgee li ñu foog yàlla seede na ne. yuux dina jëf fu ñu ko foogee woon. en tout cas bërigo bu def dara ak bu deful dara yaakaar na ne mu ngi sunu kanam kon du bàyyi du daan su dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak mbokk seen internetu Baol Times TV joxaat leen aussi dig dale ci yeneen jamono ñu gën a yaatal incha allah. waaw di ñaan yàlla bu mu nekk suñ mu jël émission. li may def mooy dafa am démb grand bu am solo ci ñun muy grand Lamine Niane. démb la làqu àdduna. dëgg la. yàlla suñu borom moo ko jël. te duñ fi bàyyi. mais dañuy ñaan fa mu ko yóbbu. yàlla na ko dàqal fi mu jógee. amiin. di wax ne yàlla moom asamaan moom suuf. fii nga xamante ne moom laa toog tey muy Baol Times. yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu mel ni asamaan. amiin. yaatal ko ba mu mel ni àdduna. amiin. soo gisee may sawar di ñëw Baol Times souvent dama koy wax Mor. dama naan ko émission yi may defal. su dul gaaw di neex. su subaa su ma nekkee leneen. soo ñëwee dama naan la teel sa micro. parce que c'est mon ami, c'est mon jeune frère. moom jàpp naa ne heure bu ma toogee fii day xam ne kii mais nag. xam nga booy jëm mag. da ngay xaw a changé. te comme adduna bi nekk na loo xamante ne yàllaa xam. ñu ngi ñaan rek lépp luñ fi wax yàlla suñu borom dëggal ko. di wax ne kontaan naa bu baax ci Baol Times damay wax ne Baol Times ak Mor Sène ak Lamine fierté la. parce que émission bi neex na. donc jàpp naa ne comme ni ma la ko waxee. mais maa ngi leen di jox dig daje. parce que li naan dañuy sulli dañuy suuloon. muri li nëbboon dafa jot. askan wi war koo xam. war koo yëg di wax ne Mor dinaa la jox rendez-vous du yàgg. bu boobaa yow mi nga xamante yaay yor Baol Times yaay dem sulli liñ suuloon. muri liñ nëbboon su ko defee mu leer ci kanamu askan bi maa ngi gërëm képp koo xamante ne mu ngi seetaan Baol Times ak foo munti nekk ñu ngi lay nuyu si turu Baol Times di la ñaanal yàlla loo déglu ci Baol Times rek mu nekk njariñ ñu ngi ziar ñëpp Mor li ñuy wax rek mooy asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. voilà chers internautes Doudou Dansokho la woon di responsable bu mag nekk yor mouvement politique fii ci diwaanu Diourbel donc spécial Korité la woon xam naa dañ leen di jox dig ci yenn jamono jërëjëf.